télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci ndox mi fi wàcc ak inondation yi mu jur bu dee Ndakaaru ndox maa ngi fi wàññeeku ndànk loolee moom bokkut ak li ñuy dund ak di ko gis ca banlieue bu Ndakaaru donte lancé nañu plan Orsec ba léegi askan wi gisaguñu résultat yi ñuy wéy di yuuxu ak wàllu di sàkku ci gouvernement bi ñu gën leen a dimbale askan wa ca Tivaouane Diacksao bokk na ci ñuy dund yooyu les jafe-jafe ndax ndox mi lañu ngàccagul ba mu abal leen ministre bi ñu dénk wàllu intérieur ca banlieue bu Ndakaaru démb ci dimanche ji loolee gannaaw ba ñu déclenché plan Orsec lu aju ci ay matuwaay yoo xam ne fas yéene ko jël ngir xittili askan wi moom ministre intérieur di Antoine Félix Diome demoon xooli liggéey ak fa ñu toll demoon na fu ci mel ne ca Tivaouane Diacksao Kër Massar Yëmbal lu aju it ci dem gam fa demoon am na ñenn ci askan yoo xamante ne ji kon becc nañu ko seen naqaru xol taw yi fi wàcce ci week-end bi lay juri jafe-jafe askan wa ca Caaroy Jàmmagën Sicap Mbao ñu bari ci ñoom ngir kon mën a dem ak dikk ay sareet la ñuy jël borom sareet ne jamono ji seen bambang cay maase ne am na ñoo xamante ne ji sax bés dinañu ci am lu toll ci fukki junni ci liggéey boobu léegi leer na caution bi jëm ci mën a bokk ci élection locale yi ñi ngi ko fixé ci fukki million ak juróom ngir liste bu nekk loolee nag kii di Ndiaga Sylla di président dialogue citoyen gis na yëf yi seer na wares ko kon mënoon a wàññi ngir maire bu Sinthiou Bambambe ki fi ne woon jamono directeur général bu douane sampu na ndëndam moom colonel Oumar Diallo candidat la ca nee na aw askanam ñoo bëgg lu ni mel tax mu fas leen ci gunge ci waxtaan way te dellu si na ci lu jëm ci jote certificat de résidence ngir mën a bindu ji ci liste électorale yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxelu ñu faram fàcce leen ko. nuy ren rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru timis yi ak lu ñeel askan wi nga xamante ne ji ba léegi ñoo ngi dund ci ndoxum taw mi bu fekkente ne fii ci Ndakaaru yu fi wàññeeku na ca banlieue bu Ndakaaru moom ndox maa nga fa ba léegi donte teg nañu plan Orsec waaye terewul tey la ñu gën a nekk ci ak jaaxle di sàkku ci gouvernement bi mu dimbali leen ngàccal leen ndox ma foofee ndax ngàccin wa des na ndox maa leen tee dem ci seeni kër mu jur ci ñoom coono bu mat sëkk Marcel Farba Maroun. fan yu néew ginnaaw taw yu wàcc Dakar ndox mi demagul ci yenn bërëb yu banlieue bi comme fii ci Tivaouane Diacksao loolu waral askan yi di sàkku ci gouvernement bi pour mu indi matuwaay ngir jëlee fi situation bi nga xam ne mi ngi bëgg a yàgg. sama lal yi tëmb ndox mi fii la may yemoon dafa metti gis nga fa may togge chaque année nii ñun dafa mel ni amuñu maire ndax doo ko gis doo ko dégg lépp c'est loolu baaxul léegi ne ñu ngi ñaan ñu wooteel koo xam ne rek. dina dëkk ci dëkk bi ñu defar dëkk bi lii bañ fee amati ci àddina. temps yii la paase defoon na ko ñu préparé mais keroog ndox bi kenn mënu ko téye ndox bi day mujjee jóge côté yi yëpp di ñëw. ñëw na ba fii ñëw na presque ëpp na 1 mètre ci biir néegi chaise anglais bi sax dootoo ko gis c'est dafa mujjee salle de bain bi ma ko bëggoon fàtte mu refoulé génn ci biir. nawet 2005 bi man moom yeneen saa ndox bi bu ma sonnalee sa Casamance laa daw ma doog a ñëw ba léegi nii rek ma ne ko ba léegi nii rek. léegi va-et-vient bi nag di dem ak sama njaboot di ñëw nag ma ne xaaral léegi ma jàpp si yàlla toog fi beneen koñ mu di Tivaouane Lansar fii tamit askan bi mi ngi jànkonteel boobule situation moto pompe yi ñoo ngi continuer di jéem a évacuer ndox mi ndox boobule bàyyiwul fenn ba ci jàkk Tivaouane Lansar bi nga xam ni compteur électrique bi mënoon na gën a indi ay ndox mi ngi ñu commencé sonal bi fi état bi defee ay bassin de rétention yoo xam ne mi ngi nekk Lansar 3 ak benn bassin d'écrêtage boo xam ne bi ñu ngi ko defoon ci tali bi ak bassin bu bees boo xam ne ñu ngi ko doon gas ci camp militaire bi 4 bassins autour de nos quartiers qui ne nous servent pas ndox bi wàcc fii du dugg ci bassin yooyu c'est ça le problème nous ne sommes pas dans des zones inondables hein. Ils nous ont inondés c'est les travaux de l'APEX qui nous ont inondés. ñuy fàttali ne plan national des secours mi di Orsec ministre de l'intérieur lancé na ko samedi bi passé waaye pour délégué de quartier yi solution bi mooy dañoo war a connecté bassin de rétention yi canaux yi ak réseau buy traversé route nationale numéro 1. plan Orsec di organisation secours keroog samedi la ñu ko déclenché ci dëkk bi ci ëllëg sa di démb ci dimanche ji jëwriñ gi amee intérieur di Antoine Félix Diome demoon xooli liggéey ak fa ñu toll askan wi yeggee ko seen njàmbat mu yeggee leen saafara suñu ci namm am nay barab yoo xam ne ba mu fa demee nag moom ministre intérieur Antoine Félix Diome tàngoon na jëri ci ñoom ndax askan wi ñoo génn seen naqaru xol becc ko ñu ànd ci yàq Fati Dieng.
tukkib nemmeeku bi Antoine Félix Diome di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi amal akub délégation am ci gox yi nga xam ne askan wi fi yeewoo mbënn mi da leen a laal doonu toon lu yomb ci moom fu ci mel ni Tivaouane Diacksao askan wu mer bu fut dafa fekk ñu toog di ko xaar. moo koy laisser Poste Thiaroye dox xuus si ndox mi dugg ça c'est pas normal on est des habitants on est des citoyens de ce pays nous contribuons à la bonne masse de cette société. Il y a des cadres à l'AMSA, des ingénieurs, des docteurs, des gens qui sont diplômés, qui travaillent dans des très grandes structures, qui ont des entreprises, qui participent à l'économie de ce pays. Je pense aujourd'hui, nous devons voir suñu bopp. Fi nga wàccee juste autoroute à péage bi, il y a un bassin à ta droite. Bassin boobu c'est pas relié directement vers la mer. Loolu moo ñu créer situation bi ñuy dund nii. Joxalante kàddu amoon na diggante Yewwi Askan ak jëwriñ ji ak ñamu àndal. waaye dafa mel ni askan wi li ñuy dégg muy jóge ci kilifa yi dalul seen xel benn yoon. Le PIS, c'est le programme de mise hors d'eau de toute cette zone-là, qu'on appelle Pikine Irrégulier Sud. Il est dans sa deuxième phase. Ils l'ont dit, il y a eu des bassins, mais ces bassins ne sont pas encore connectés, drainés. C'est parce que le projet est toujours en cours. C'est des bassins qui ne sont pas encore réceptionnés. C'est des citoyens qui connaissent, qui comprennent et qui connaissent également l'état d'exécution des projets. Ça, c'est important. Donc, ce qui fait que c'est en toute transparence qu'on est en train d'échanger. Yéen xam ngeen li xew, moom préfet xam na li xew. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être avoir des éléments d'information précis pour expliquer par rapport à la situation. Mais exactement, parce que le mot moi, que piste 2, c'est dans le cadre de 2022. Mais qu'est-ce Mais qu'en il est est-il? en cours. Il est en cours. Il est en cours. Ouais. Seulement, l'Union Européenne, On a accompagner, comme à Kermassar, accompagner les travaux avec un dispositif de prévention, c'est-à-dire pompage ou drainage du bassin. fii ci Kër Massar nag askan wi dañoo jàpp ne mbënn mi ak nanu ko yoree jaarul yoon loolu nag tax na ba jëriñ bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale mer ba futtu moom sax bi la doxali neexu ko benn yoon. Longtemps, depuis plus d'1 mois, cette pompe est là-bas. C'est une pompe de 600 mètres cubes, électropompe, qui évacue l'eau. Évidemment, il faut renforcer cette pompe. Mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'il a plu qu'on a cette pompe. Non, la pompe est là. Bon, qui Légui, Diallo, on ne va pas polémiquer. C'est-à-dire que li nga wax leer na. Da nga bëgg, c'est-à-dire, quel que soit l'historique, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de renforcer la capacité de pompage. C'est ça. Mais donc, c'est bien noté. li ko dalee Thiaroye jàpp Kër Massar jaarale Yëmbal ba Diamaguène askan wi ne ndox mi da leen a wër ndomba seeni doléance jébbal nañ ko jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Félix Diome daal di dekkal plan Orsec. dëkk bi taw tooy ta nit ñi nekk ci ay jafe-jafe dem beeg dëkk bi xaw a doy war lool fu ci mel ne quartier yi di Thiaroye Diamaguène Sicap Mbao ak Tig-Tigal boobe ci yooyu la jamono borom sareet yi ñoom seen bambaa ngi ciy maase ndax nit ñi mën a jéggi sareet yi dañuy jël ñu cay fayeeku am na sax ku ne danañ dem ba di ci am bés bu nekk fukki junni Mamadou Fall reportage. naqaru ñenn ñi di def mbégte ci ñenn ñi loolee nag kon gannaaw bu mu tawee ba pare jaar fii ci poste Thiaroye doon jafe-jafe di dëggal li nu mel fii nag charretier yi ñoom seen business dox na lool ndaxte yóbbu ay nit te fii ñuy jéggi ndox mi dafa indi koom ci ñoom. journée bi dañuy xëy dañuy liggéey 50 000 si journée bi bu dul nawet duñu liggéey 50 000 moo tax ma naan la bu ma sañoon du jeex mais parce que nit ñi tamit sonn nañu dañuy dem ba ñun sax dañ leen di yërëm di ko def 300 di leen jàppale di yóbbu ñëpp bilaay neex na suñu torop moom am nañ si xaalis bu baax. seeret rek ko mën parce que loolu moteur mënu ko fas fu mën a jaar oto mënu faa jaar yaa ngi dégg looloo waral ñuy transporter poste Thiaroye téeméer Diamaguène 300 loolu lañ doon transporter yaa ngi dégg parce que ndox mi met dafa métti kii mala la te da koy yëg moom it. ni foofu noonu seeret rek moo fa mën a jaar ndax machine mënu faa jaar ndax ndox mi bëri na bépp bëriwaay boo xam ne nii da ngay toog di gis oto yoo xam ne ni dañuy lii di fay seen xaalis pour nit ñi génnee leen ndox bi waaw ndax ngal mënu machine yi loolu mënuñu ko. taw yi ñu nemmeeku tax dem ak dikk bi tàggatémbe rawatina ñenn ñi nga xam te ni seeni at dafa avancé lool ak ñi nga xam te ni ay soutien de famille lañ te mënuñoo toog kër ga faaw ñu génn wuti dépense. nañ de ndox mi bëri na trop waaw ndax ngay gisee moom jëmu di ut lu ñu xëy di ut lu ñu yóbbu kër ga ngir jox njaboot gi. na sonn mag ñi da ngay gis ñoo xam ne dañuy daanu si ndox mi sax xam nga
ñu gis ñoo xam ne seen oto yi dañuy yàqu si ndox mi xam nga gis nañ fi loolu yëpp gis nañ ko fi xale yi sax demuñu dëkk ñi mais ñi nga xam ne dañuy xëy di dem di uti dépense di ñëw duñ jox seen njaboot yi xam nga ñooñu ñoo ëpp si ndox mi yaa ngi dégg parce que ñooñu mënuñu xëy toog bu ñu xëyee toog di sotti seen kër yi day métti. gannaaw nag dox gi business bi dox ci jafe-jafe yi nga xam te ne nit ñi am nañ ko ci jéggi yenn ci mbedd yi charretier yi ngi sàkku kon ci autorités yi ne nañu amal li nga xam te ni moo di système canalisation yu mucc ayib ngir kon éviter rek mbënd ci jamono yi ñu jëm. waaw nit ñi jaaxaloon nañ trop moo tax ñu yéeg si sareet moom day fes aller retour da ngay si jàpp day fes dell waaw ñu lan lañ bëgg Macky Sall jàppale ñun sonn nañ trop. Pikine Gathié Ndar askan wa fa yeewoo ci tànki tëj dëkk ba la ñu jëm ñoo ko waxal seen bopp ay manifester yu ñu doon amal baara yoon yi ne nag bu fekkente ne li ñuy tawat wutuñu ci saafara daañu tëj buntu Ndar li leen metti moo di ndoxum taw ma jëlaañoo ndoxum foos ya dëkk ba salfaañoo jamono ji boole xaye di ak salte ñu dem ba mënatuñ koo dund ñoom askan wa ca Pikine Gathié Ndar loolee la ñu bëgg ñu wutal leen ci saafara Ousseynou Diop. ci Ndar géej askan wi dañu génnoon wane seen naqar ci lu jëm ci wàllu ñàkkum taxawu boo xamante ni nee nañu kilifa yi taxawul leen ko ñoom nag ci seen i kàddu ndoxum taw bi ndox yu jóge ci wàllu fosse bi yépp dafa jaxasoo ci Pikine tax nañu génnoon wane seen i naqar jàpp sax ni jamono jëlee kilifa yi fulaaluñ leen benn yoon. wax tey wax nañ ci ba sonn nu bëgg ku nu ci dimbali tey nag dañu takku fas yéene xeex nag dañuy xeex tey moom songoo rek moo nu dese parce que wax nañ ci njekk wax nañ ci teranga Mansour Faye taxaw na fii maintes reprises lim fi taxaw xaw ma nu mu day taxaw na fi ba sonn ni lii teqalikoo ngeen ak moom te gisuñu dara tey la waalo gën a aay. ci seen i kàddu Pikine tundu taal baaxle jamono jile ay jafe-jafe yu mag lay dund te li ko waral bokk na ci bassin de rétention bi ndoxum taw bi ak ndox yi nga xamante ni dafa jóge ci fosse yi ñu ne nag amul benn sax kubéer boo xamante ni tey jile daal nañ koy amal ci gox bu ni mel tax sax ay jafe-jafe yu mag di fa am. ndox mi dikkee ba télé bi fees canal yi fees am na ñoo xam ne seen i tànk damm nañ ci dégg naa ñoo xam ne ñett da seen tànk damm nañu ci borom oto yi dawalatuñu oto nun yàlla na yàlla defal jàmm waaye ku feebar doo faju ji ndax oto du dugg te kenn du la mën a yanu kenn du la mën a gàddu. dañ leen lancé nii nag commencement bi la lancement la nii mais gis nga fii bu yemee buñ si waxul taliba la ñu jëm parce que si njëkk ak teraanga woon na leen si njëkk ak teraanga woon na leen ci lu ne jéemuñu si sàkk pexe bañatuñ ci dara nag. ci seen i kàddu ñu ngay ñaan kilifa yi ñu def ay jéego yu gaaw ci seen i jafe-jafe bile nee nañu nag beneen yoon bu ñu génnee dina wex xàtt ci ñoom. waxtaane wàllu politique élection départementale yeeg municipale yi ñu dëtmal léegi xam nañu ku ca bëgg a bokk caution ñaata ngay joxe caution ba jàpp nañu ko ci fukki million ak juróom loolee mooy fa ñu ko téye ci yooyu la jamono kii di Ndiaga Sylla président dialogue citoyen gis ne yëf yi bari na war na ko mën a wàññi ndax gis na ne daal loolee du jàppandi ci ku nekk dañu koy déglu moom Ndiaga Sylla ci micro Aminata Mbare Sow. décision bi maanaam dafa disproportionné ndaxte mënoo ñëw nga ni képp koo xam ne da nga bëgg a président ci benn commune kese da ngay joxe fukki million ak juróom ak képp koo xam ne maintenant da nga bëgg a président ci commune yëpp maanaam lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukki commune aussi même montant mi ngay joxe maanaam fukki million ak juróom beneen bi ci topp mooy bu fekkee ni dañoo sukkandiku ci li nga xam ne moom la constitution bi wax ci article 102 wax ni maanaam collectivité territoriale yi mooy cadre bi nga xam ni ci la citoyens yi mën di participer ci seen i développement dëkk kon ñu wéyal ko ci code général des collectivités territoriales bi ba poser le principe de la participation citoyenne te ginnaaw loolu aussi gis ngeen ni révision constitutionnelle bi nga xam ne amoon na 2016 wax nañ ni maanaam indépendant yi nga xam ne dañ leen doon permettre kese ñuy participer ci ay élections législatives ak présidentielles léegi maanaam étendre nañ ko mën nañu participer ci élections yëpp y compris élection locale te bu ñuy fàttaliku aussi maanaam élection locale musul woon a am parrainage musul woon a am caution mënoo ni pour ñu rembourser la sa caution code électoral moo ni bu fekkee da ngaa présent fenn kese benn commune balaa ñu laa rembourser dafay fekk nga am fa maanaam bu élection yi jeexee juróomi conseil ñi nga xam ne maintenant dañoo présent ci commune yu bëri dañ leen laaj fu ñu présenté wu benn conseil rek kon kañ bu ñu méngalee loolu kon waroon na mën a tax ñi nga xam ne dañu présent fenn kese ñu bañ leen a laaj maanaam ci ay koppar loo xam ne ñi présent fu bëri dañ koy joxe.
njiital mouvement Agir di Thierno Bocoum amaloon na ab janook taskatu xabaar yi wax na jëme ci coalition bi ñuy dégmati ñu cay dégg ku ci mel ne Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade. Thierno Bocoum ne loolee bu taxawee nañu xam ne kon trahir nañu seen engagement mu di engagement bi ñu jëloon seen digg ak askan wi sàkku na it ci ñi fare ci géopolitique bi ñu xoolaat seenu taxawaay rawatina ci kujje gi janoo ak taskatu xabaar yi la ci tukkee dañ ci yànd ak Alhassane Ba. mbetteel bi mu am ci lu xew nëbbu ko large coalition bi ñu bëggoon taxawal ci kujje gi nekkoon na ab projet te boo xoolee sax nee na Abdoul Mbaye ak Khalifa Sall ñoo waroon def lépp waaye nag liñ ci nemmeeku moo di ne dañu taxawal ab coalition bi muy duppee coalition de pression. ñun ñuy xaar coalition électorale ñuy xaar une démarche inclusive ñuy xaar ñu boole ñëpp suñu amoon 547 leaders représentant les 547 communes, on doit pouvoir les mobiliser tous pour ñu jëlee fi Macky Sall mais du ñeenti nit wala ñeenti parti bien que nag xeebuma seen doole de xeebuma ko. dama ne Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéen lay waxal. ci loolu muy sàkku ci Khalifa Sall, Karim Wade ak Ousmane Sonko ñu xoolaat seen taxawaay wax na ni sax moom Thierno Bocoum du mës a nekk ci ay combine jàpp na ni itam li nga xamante ni mooy coalition bu yees bi ñu bëgg a taxawal li ko wundu rek mooy fexe ba xool nan la ñuy remplacer ki nga xamante ni moom mooy njiit réew mi bu fi jógee ak kan la ñu war a tànn. ñoom seen mbir seen xalaat foofu la nekk loolu lañ bëgg a régler fii ñun duñu ay xale. jox nañ leen cër lool nag mais duñu ay xale te joxuñu suñu bopp kenn ci politique. janoom ak taskatu xabaar yi nekk occasion ba mu wax ci ay questions yu jëm ci wàllum actualité Thierno Bocoum di ñaawlu li muy duppee intimidation ci ay kilifa yu fare ci kujje politique gi ci lu jëm ci wàllum yorelinu mbënd mi jàpp na ni nguuru Macky Sall dañ cee lajj waaye itam mu gis ne ñooy tey ci doxalin ngir fexe ba at wu jot di déclencher lu ñuy duppee plan Orsec ngir fexe ba ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi ci nguur gi ñuy feesal seeni poos yi ci kopparu askan wi. mbënd mii dugal nañ ci 511 milliards pour mu régler wu 511 milliards boo xamante ne année bu ñëw rek daanaka nga fàtte année bu fi jaaroon ndax ay souffrance loolu nag muy phénomène bu inadmissible. maire yi bu Sinthiou Bambambe ki fi ne woon ni jamono directeur général bu douane di colonel Oumar Diallo candidat la fa nee na la tax mu nangoo sampum dëndam moo di askan wi ñoo ko sàkku ci lu ne mel moom it mu nangul leen ko ba muy waxit àdduna ci certificat de résidence yi nga xamante ne ji kon nit ñi dañu koy soxla ngir mën a dem bindu ji ci liste électorale yi yëf yeeg yeex gi ci am àdduna jëme ci Ali Bandel Niang. ki fi ne woon njiitalu duwaanu sénégalaise di colonel Omar Diallo soobu na ci woote yi ñu dëgmal di gox-goxaan yi war a am ñaar fukki fan ak ñett janvier bi ñu dëgmal la mu bëgg kon wuutu Amel Talla mi yore lenge yi ci bopp commune bu Sinthiou Bamambé Banadji mu di ab diwoo nag ndaxte colonel bi dafa feggoog Fatimata Sall ñiiwaa mi ñu tuddee seen bopp ak demande sociale. waaw lu tax gars yi bëgg saa ñëpp parce que dañoo dund lu metti depuis 12 ans. commune baa ngi fi dara defuñu fi dara loo xam ne lii c'est perceptible donc il y a rien qui est ici les gens souffrent nit ñi sonn nañu nee nañu nañ ñëw dimbale leen wax nañ ko ci rajo yi wax nañ ko ci télé yi wax nañ ko ci journaux yi wax nañ ko ci mbedd yi président de la République bu mu fi ñëwee le 17 juin Sinthiou Bamambé yëpp génn na nee nañu dañoo soxla Omar Diallo ak Fatimata Sall ñi wa nañ ñëw ak ñu ñu àndal seen équipe ñu ñëw dimbali leen loolu moo ñu indi. ndax boo wut changement boo xam ne ci dëkk ba la jógee pour ñëw ci yow ñoo la wone la kaay nga changel ñu foog naa changement boobu du jafe. jafe-jafe yi moom mi ngi fi mais dañu ko waxal boppam ñi fi dëkk juddoo fi dem dëkki Dakar léegi ci ni mu waxee soo ko dégloo dafa mel ni bugg leen jox këyit ndax nee na koo xam ni fii nekkuloo fi dëkkoo ci commune bi. yow kooku duñ la jox certificat résidence waaye foog naa dëkk bi nag am na yoon am na loi. candidature bu sérieuse bu ñu sukkandikoo ci farandoom yi lu ñu wax ci bañ koy tertu ci biir dëkk bi waaye foo kon fi ne woon njiitalu douane sénégalaise surmonter obstacle yi ñeel inscription ci biir fichier électoral bi ndaxte bu fekkente ni Fatimata Sall moom bind na ba noppi moom moomu di colonel Omar Diallo ba léegi mu ngay daw ci gannaaw certificat de résidence am.
Ali Bandel Niang Sénégal dem dikk ginnaaw ab diir boo xamante ne ji kon dafa dakkaloon dem beeg dikk bi ci dëkk yi ci biir réew mi ndax woppi Covid 19 ji lañ doon moytu lu ko lawal ak lu ko jottali jël nañu dogalub teguwaat ci tali bi ngir di bawoo Ndakaaru dem ci yeneen dëkk yi ci réew mi loolee ñaar fukki fan ak ñett ci route mu di suba ca la ñu koy tàmbali askan wi defoon comme siiwee nooy waat ci bég ci boobilee dogal Aminata Mbaare Sow. teguwaat nañ ci yoon bi jóge Ndakaaru jëm ci yeneen région yi ci Sénégal li nag gëj na am ci arrêt bile. damay voyager nii ak sama doom donc je préfère prendre le bus en plus moom pour man moo gën a wóor donc quand tu voyages en famille je pense que bus Dakar Dem Dikk mooy gën a wóor quoi d'autant plus qu'avec l'hivernage et que les gens aussi d'habitude dañuy jël yeneen oto yi. mais dafay am genre course par rapport ak booy xam nga rek course nii parce que clientèle beeg yooyu donc je préfère prendre ça à 15 heures arriver à 19 heures avec sécurité. Yaya Zakaria bokk na ci ñi faral di ñëw file ngir voyager dem lu mel Saint-Louis. parce que rupture bi dafa am métti quoi pour voyager bon amatul beneen moyen pour dem à part nga dem bu marché wala nga jël clando léegi puisque reprise bi am na donc ñu sant yàlla rek. lii nag mat na weer 17 juillet la woon ñu doon waajal tabaski Sénégal Dem Dikk jël décision arrêté trafic bi ci waxtu woowee contamination coronavirus dafa yokk woon ci réewum Sénégal tey jile donte am nañu ay pertes économiques jàpp nañ ni contamination yi comme que wàññeeku na moo tax ñu jëlaat trafic bi jóge Ndakaaru jubal intérieuru Sénégal. 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci télévision Futurs Médias ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jàngeen jëf ñu fanaan jàmm.